rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. ñi ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ala alihi di leen wax taqabbalallahu minna wa minkum. yal nañu borom bi nangul sunu tabaski ni ko sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain doon defee ci bisu tabaski di ñaanalante ku nekk ñaanal sa mbokk borom bi nangul ko tabaskeem. waaye tamit di leen baalu àq di leen baal àq
kon dimension bi yàlla nañu yàlla nangul mooy dimension verticale bi li ñu jëf yàlla nañ ko yàlla nangul waaye itam dimension horizontale mooy lu ñu séq diggante nit ak nit loolu tam lu jar a bàyyi xel la rëcc yeeg ñaawteef yeeg yu doy waar yi ci xew yépp ñu jéggalante ci mu mel ne kon mbokku lislaam yi feet bi nga xam ne ci la ñu bàyyeekoo muy iidul kabir wala iidul adha wala neexee nga ne mooy feet bu mag bi wala nga ne mooy feetu loj bi la grande fête wala la fête du sacrifice mais de toute façon c'est pas la fête du mouton c'est pas la fête du mouton c'est la fête du sacrifice ou bien la grande fête kon su ko defee l'islam noonu la tëralee ay mbiram même ci terminologie yi kalimaat yi muy jëfandikoo day nekk lu yelloog la mu laaj day wundu la nga xam ni buñ ko xamee rek danañu dimbali ci ñu xam lan la fête bi wundu waaye tamit noonu dafa mel ne am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci télé yi ak rajo yi tamit mel ne dañu bëgg a génnee dimension fête bi wax ne li am solo rek mooy ragal yàlla gëm yàlla nangam ak nangam yooyu dëgg la waaye tam nañ jël lépp rek fête bi tam dëgg la parce que li ñëw ci xadis ci wax sol yëre yu rafet lekk lu baax saraxe toog ci kër gi ba sax ay jigéen doon way ba Aboubacar bëgg leen ko tere yoon ne leen xeet bu nekk am na feetam bàyyi leen ñu way ñoom seen biir jigéen ñi loolu yëpp tam boo ko boolee di nga xam ne tamit dimension boobu xéewal bégal njaboot bi dëkk bi loolu tam ci la bokk kon tam nañu bàyyi xel yooyu yëpp rek su ko defee lépp tegu ci équilibre ni ko islam bëggee ñi nga xam ne nag dañu bëgg a complexer jullit yi waaw feet bi deru ko yëre yéeg nangam ak nangam boo leen toppee ba topp ñu ngi def ci alal ci yeneen mbir yu bëree bëri ñu ngi xumbal dëkk bi bis bu ne ci ay baala ay woote ci ay bërëb ak di def seen alal ci la leen neex ñoom ci seen bànneexu bakkan kon jullit yi bu ñu am complexe ñooñu waaye ñoom lu ñuy def rek nañ ko teg ci charia teg ko ci l'islam bu mu ànd ak ngistal bu mu ànd ak yàq ak yu ni mel waaye nañ ko teg rek fi ñu ko war a teg su ko defee tamit noonu mbokku lislaam yi mu mel ne ni ngeen xamee xasasul anbiya place bi mu am ci alquran le récit des prophètes ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sax la alquran di ko wax ne nettali bi ñu lay nettali jaar-jaaru yonent yi dafay dëfal sa ngëm kon waxatuma la ñun wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak nous te racontons l'histoire des prophètes le récit des prophètes pour raffermir ta foi kon bokk na ci xasasul anbiya place bu am solo bi nga xam ne yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam am na ko ci biir xasasul anbiya ci biir alquran loolu moo tax kon feet bi ñu génn mooy feetu gëm yàlla feetu wéetal yàlla feetu jiital ngërmande yàlla ci bànneexu bakkan ak bëgg àddina loolu moo tax alquran dañu wax ne nañuy bàyyi xel saa su ne di xalaat di méditer di settantal jaar-jaaru yonent yi njëriñ dong la njëriñ dong la njëriñ dong la mu ne laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab mu ne am na ci seen jaar-jaar yi ñoom yonent yi ay leçon ay jàngat yuñ ci war a jëlee ñeer ñi am xel xoolal waxul sax fii lil mu'minin waxul ne jaar-jaaru yonent yi ñi gëm yàlla rek ñoo ko mën a jëriñoo mais dafa ne ñi am xel mën nañ ko jëriñoo. Cela veut dire que si on fait œuvre de méditation de réflexion approfondie sur le récit des prophètes, n'est-ce pas, on en tirera des leçons importantes sur notre relation à Dieu, sur notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. noonu tamit nga gis moo tax Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ala ali nekk koo xam ne ñeneen ñi ñu ko séqal bu jëlee nasaraan yi ak yahud yi ak jullit yi mooy ñetti ñi nga xam ne ñu ngi woote woo daal di topp yoonu yonent yàlla Ibrahima wante alquran am na lu mu ci wax lu jar a bàyyi xel bi mu ne inna awla nnaasi bi Ibrahima lalladina tabauhu wa haza annabi walladina amanu wallahu waliyul muminin mu ne daal ñi gën a yey ci nit ñi ci askanoo ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mooy ñi nga xam ni ñu ngi koy topp kon askanoo ci nit rawatina nit ku baax nitu diine am na solo parce que nit day soxla modèle ak référence waaye tamit alquran dafa ne askanoo bi bu dee dëgg la ci yow da nga koy topp
dégg lool Sénégal soxna nañ lool trop bi maanaa nit ñu baax ñi fi jaar nitu diine yi fi jaar jàngal ñu li ñu xam yépp ci l'islam bëgguloo ñu l'islam bëgguloo ñu jàkka bëgguloo ñu alquran bëgguloo ñu yeneen salaa salaam ak yu ni mel askanoo ci ñoom rek ëskay ci ñoom baax na ndax mérité nañ ko dañ leen ci war a delloo njukkal man laa yaskuru naas laa yaskurullah ku dul gërëm nit ñi ci lu baax luñ la defal kon gërëmoo yàlla waaye tamit nag alquran ne bu dee loolu dëgg la ci yéen da ngeen war a topp seen yoon kon nag sunu mag ñu baax yooyu liñ jàngale woon doon ko jëf jikkoo woon ko pas-pasoo woon ko seen dund yëpp nekkoon loolu kon ñun tam dañu war a jéem a nuru loolu bañ a yem rek ci ëskay ñoom moo tax alquran ne inna awla nnaasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa haza nabi mu ne ñi gën a yey ci woote woo ci yonent yàlla ibrahima mooy ñi ko topp te ku topp ibrahima foog nga saxal tawxiid foog nga wéetal yàlla foog doo nangoo bokkaale yàlla kenn wala lenn lu ndaw ak lu tuuti lu feeñ ak lu nëbb moo tax mu ne wa haza nabi mu ne yonent bi nag muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kii nag moo gën a yey ci ibrahima alayhi salaatu wasalaam ndax yoonu ibrahima ba ci tawxiid ak ci la mu feeñal yépp moom mooy ki ko gën a xam mooy ki ko gën a jàngale mooy ki ko gën a jëf walladina amanu ak ñi nga xam ni gëm nañ ko gëm muhammad sallallahu alayhi wasallam topp ci lu mu leen di jàngal wallahu waliyul mu'minin yàlla nag mooy péete way gëm yi kon mbokk yi c'est très important donc pour le Coran se réclamer de Ibrahim c'est important, c'est une référence, c'est un géant de la foi, mais en même temps il faut être véridique par rapport à cette réclamation, à l'appartenance de la foi d'Ibrahim, c'est de suivre son modèle. Son modèle, c'est la foi en Dieu, une foi qui ne doute pas. Une foi qui ne doute pas. Kon nag mbokku l'islam yi soo gisee tamit alquran wax loolu dafa am yeneen ñaari kuréel yuy woote woon ni ñun jullit yi ci yonent yàlla Ibrahima xam ngeen leen waaye alquran dafa am lu mu wax ci ñoom. benn kuréel bi dafa ne ñoom de ñu ngi woote woo yonent yàlla Ibrahima waaye nag yonent yàlla Ibrahima la mu feeñaloon ci nangul yàlla sant ko mu def sama ak taa écoute et obéissance ñoom dañ fa bàyyi loolu yàlla sant leen ñu bañ ba pare di continuer réclamer wu ci yàlla ñoom dañoo wax sami'na wa asayna dégg nañ waaye duñ topp kuréel boobu alquran wax na seen i mbir faram fàcce na ko xam ngeen leen ñooñu la alquran wax ci suratul fatiha gayril maxdubi alayhim ñooñu la yàlla mere parce que dañoo xam modèle bi xam yoon bi ba pare bañ ba pare di réclamer mu ci yonent yàlla Ibrahima bi nga xam ni nangul yàlla ak topp yàlla lañ ko xamee comme niñ ci ñëwee léegi ci xisa beneen kuréel bi ñoom tam ñu ngi réclamer mu ci yonent yàlla Ibrahima mi seen téere ñu koy waxtaane di ko damoo waaye nag alquran dafa ne dafa am lu doy waar mooy que boo seetee yonent yàlla Ibrahima li mu feeñal ci tawxiid yàlla kenn la moom kese la moom dong la moom rek la waruñ ko bokkale kenn wala lenn ñoom ñu wàcc fa pas-pasu Ibrahima boobu daal di dugal yeneen pas-pas yoo xam ne day woote ci shirk borom bi ne wala daalliin ñooñu mooy ñi wàcc yoon bi ñu réer xam ngeen leen kon loolu moo tax aaya boobu ñëw doon leeral ñaari kuréel yooyu seen mbir ba pare nag di wax ne yéen jullit yéen a gën a yay nag yonent yàlla Ibrahima bu fekkee topp ngeen yonent yàlla Ibrahima yoonam millaam mooy lan nangul yàlla wéetal ko lu ko yàlla sant mu def ko defee Ibrahima alayhi salaatu wasalaam wala ali bi nga xamee ni borom bi subhanahu wa taala wax na ko mu gàddaay bàyyi réewam bàyyi cosaanam bàyyi ay waajuram ak loolu li muy taqee ci doomu aadama te yàlla tax mu gàddaay te yàlla tax wa qaala Ibrahimu wa qaala inni zaahibun ila rabbi sa yahdin mu nangu li ko yàlla wax daal de maa ngi gàddaay jëm ci sama borom dana ma gindi xamagul sax fan lay mujjee ak fu muy jëm ak fu muy teeree loolu nag mooy ngëm dëgg mooy borom bi ne ko daal jógal barab bi ndax barab bi li nga ma war a liggéeyal doo ko mën a sottal fii léegi jógal ci barab boobu nga dem danaa la joxoñ fi ngay jëm mu daal di nangu qaala inni zaahibun ila rabbi je vais émigrer vers mon Seigneur xoolal waxul territoire vers mon Seigneur et c'est Dieu qui lui indiquera le territoire les places où il doit s'installer
fa basharnaahu bi gulaamin xaliim bi mu nangoo li ko yàlla sant te boroom xam-xam bi jëlee fa ay règle yu am solo mooy nangu li la yàlla sant jëf-jëf ju baax ba pare toftal ci ñaan dafa mel ni gis nga boo jullee ba pare toftal ci ñaan parce que da ngaa jaamu yàlla wala nga jàng alquran ba pare toftal ci ñaan wala nga def salaatu ala nabi toftal ci ñaan parce que da ngaa jëf lu yàlla bëgg nga toftal ci ñaan parce que jëf boobu nga jëf yàlla bëgg daa ubbil cofeelu yàlla. léegi nag te yent yàlla Ibrahima bi ko borom bi waxee gàddaay mu nangu gàddaay léegi nag mu daal di ciy profité nag yow sama borom nag wéet naa de mag la awma doom sama soxna it mag la amul doom mu ne ko rabbi habli min as-saalihiin maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot bu baax bu sell boo xam dinaa ko wéttalu ko ci ni ko nit ku nekk bëggee ci njaboot borom bi nangul ko ñaanal ne ko fa basharnaahu bi gulaamin xaliim mu ne ñu daal di koy bégle nous lui avons annoncé la naissance d'un garçon agréable ndeysaan doom bu xaliim bu lewet boo xam ne boo ko xoolee rek bëgg ko xale bu baax bu rafet jikko bu lewet muy Ismaïl alayhi salaatu wasalaam ala ali kon nag loolu d'ailleurs alquran indiwaat na Ibrahima bi muy sant borom bi ndax moom cant xéewalu borom bi bokkoon na tamit ci jikko yi borom bi tudd ci moom immortalisé ko ci alquran le fait qu'il était fondamentalement foncièrement reconnaissant, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu. Hein? C'est une des vertus que Dieu a immortalisées à la charge de Ibrahim alayhi salatu wa salam. mooy li mu wax alhamdulillahi allazi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi la sami'u du'a. maa ngi sant sama borom bi di ko delloo njukkal moom mi nga xam ni moo ma may fekk man mage alal kibar fekk ma mage je rends grâce à Dieu qui m'a donné alors que j'étais vieux 2 enfants Ismaïl wa Ishaq ak Isaac Ishaq inna rabbi la sami'u du'a te loolu tam lu mën a nekk la ndax borom bi day nangu ñaan kon nag noonu ngay gisee ni nattu bi nga xam ni borom subhanahu wa taala nattu na ko yonent yàlla Ibrahim alayhi salatu wasalaam na nga bàyyi xel ne nattu bu diis la inna hada la huwa al bala'ul mubin ni ko xissa bi waxee ci suratu Safat foog ñu dellu fa méditer bu baax xissa bi parce que di nga gis jullit boo xam ne mën na dund ba génn àdduna te fekk sax jàppul na yittewoowul sax dem lire entièrement, intégralement le récit par exemple, ne serait-ce que le récit par exemple sur la Tabaski, quelque chose qu'on fait chaque année, au moins lire personnellement le récit complet dans Sourate Safat. Le récit complet et méditer sur ce récit. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Loolu Alquran wax bu le téere bi téere bu barkeel la ñoo ko wàcce pour lan liyadabbaru ayatihi, pour que vous méditiez ces versets et que se souviennent ceux qui réfléchissent. kon lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la boo ko liiree rek ubbi sa xol ak sa xel da nga gis leer bi muy def ci yow da nga gis ni mu lay dollee ngëm su ko defee nag mbokk lislaam yi nga gis ne kon bëri na leçon yu ñu mën a jëlee ci xissa bi leçon yoo xam ne daf ñu war a jëriñ ñun parce que loolu yonent yàlla Ibrahima def na ko ba jàll kon pour ñun la soo gisee alquran immortalisé ko pour ñun ñu mën ko jëriñoo kon bu ñu wax rek est-ce que yonent yàlla Ibrahima nitu yàlla bu mag la woon moo mel ne digganteem la woon moom ak yàlla déedéet dafa am lu mu ñu bàyyil donc jaar-jaar yooyu alquran nettali ko pour caaxaan daf ko nettali pour ñu mën ko jëriñoo ni ma ko waxee léegi ci aaya bi nga xam ni wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen aaya yi ñu tudd moo tax yonent bi Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi borom bi subhanahu wa taala jëflante ak moom li nga xam ne sunna la ci yàlla mu koy jëflante ak jaamam yi mooy di leen seet fu ñu toll ak moom loolu sunna yàlla la du soppeeku sunna yàlla boo xam du soppeeku dañu nattu di seet fu ñu toll ak moom waaw wala yabluwannahum bi shay'in min al xawf wal ju' wa naqsin min al amwal wal anfus wa samarat wa bashiri sabirin dañ leen natt ci seen bakkan feebar wala bakkan yu rot ci seen njaboot
ci seen alal ci koom-koom ci tool yi wante na nga bégal ñi nga xam ni way muñ lañu. kon loolu borom subhanahu wa taala di ñu nattoo la. foofu tamit la jaare yonent yàlla Ibrahima ku nekk suñu nag yàlla mooy seet fam lay nattoo moo gën a xam fan nga nar a joxasoog àddina ba mu yàqal la mu nattu la seet ndax di nga dellu ginnaaw jox koog moom subhanahu wa taala. moo tax mu ne ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuun fële ci suratul ankabut mu ne ndax am nit ñi dañu foog ne dañ leen di bàyyi ñu rek gëm naa déedéet nekk boo nee gëm naa rek engagement la foog yàlla nag gësam la ba xool ndax yaa ngi tëye buum bi. Parce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver. Suratul Ankabut, l'araignée. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ay 10 la. mu ne déet duñ leen bàyyi rek ngeen ne dañ gëm de yàlla ne foog ma jaar ak yéen ci ay jaar-jaar gësam leen nattu leen ba xam ci yéen ñan ñoo dëggu ci li ñu wax ne gëm nañ ak ñi nga xam ni dañ koo wax rek waaye bu nattu ba ñëwee feeñal ne gëmuñ ko. yàlla nañu yàlla boole si ñi nga xam dañuy dëggu ci seen gëm yàlla bu ñu yàlla boole si ñi nga xam ne dañ koy wax bu nattu ñëwee ñu feeñal leneen feeñal safar. kon borom bi noonu la jaaree aussi ak Ibrahima bi mu demee ba commencé am cofeel ci doom ji fa lamma balaga maahu sa'ya demee ba doom ji commencé ànd ak moom fi waajur di gën a bëggee doomam ah xoolal ñun ñëpp dañ koy def sa doom xoolal bu xamee toll yenn âge yi nga teg sa loxo ci bopp bi téye ko fiston boo rombee nit ñi sax c'est mon fils nuyul sa papa nuyul sa kii waaw sama doom la sama géño c'est normal c'est naturel xéewal bu yàlla defal nit la bëgg doom ah bu nekkee ne xale bu yaru boole ci nag mu nekk beneen dimension bu nekkee xale bu intelligent xale boo xam ni loo ko sant mu def ndeysaan nga koy bëgg yonent yàlla Ibrahima foofu la tolloon nag xale bi dem ba màggee di ànd ak moom nag ñu koy defal ay commission ndeysaan fi xale di gën a utile ci waajuram jox ma yat bi mu jox ko indi ma sama satala mu jox ko demal def nag mu def ko ndeysaan yàlla fekk ko foofu nag ne xaaral ma seet ndax du dem ba jox boppam lool cofeelam ci xale bi rek yàlla yónnee ko gént boo xam ni daf ci gis muy loj doomam inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma sa tara aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihim ila yawmi ddin. kon mbokk yi xisat mi ngi noonu gis nga dafa am lu ñu ci tànn rek waaye loo ci tànn rek foo ko jaaree rek li ci nekk ci caf ka ngëm ci caf ka iman kenn xamul nu mu toll. su ko defee xissa bu mel ni ëpp na rek nga jàng ko rek jàll mbëmbëstal ko noonu da nga ci taxaw aaya par aaya bu nekk nga ne man la nga ne man la nga ne man mii maa am sama doom yàlla ne ma nangam noonu ngay nattee sa bopp ci xissa bi bu dul loolu rek nga jàppee ko légende. kon yonent yàlla Ibrahima feeñal na ay dimension yu doy waar yu am solo ci l'islam. benn dimension mooy al iman bil xayib jàngeen ko ci suratul baqara alladina yuminuuna bil xayib boobu dimension la njëkk a feeñal ci ñi gëm dëgg mooy dañuy gëm xayib dañuy gëm l'existence de la réalité non manifestée moom la ñuy wax xayib alamul xayib. la traduction qui dit l'invisible n'est pas bonne c'est la réalité non manifestée mooy réalité bi nga xam ne sunu sens yi sunu yëg-yëg yi mënoo ko lamb daj mënoo xam ne dafa weex mënoo xam lu mu saf ak yu ni mel loolu mooy alamul xayb ak yi nga xam ne dafay xew ëllëg te mënoo ko xam ak yu ni mel mais soo ne le monde invisible rek li invisible yow ci yow mën na visible ci keneen wala mu visible suba donc yooyu yëpp ay mbir la wante loolu ala kulli xaal beneen mbir la. kon yonent yàlla Ibrahima feeñal na ci xista bi jullit bi ni mu war a dellu see vérifier waat boppam ci iman bil xayb mooy lan au-delà de nos petites logiques et de nos petits raisonnements. pourquoi mais c'est-à-dire que nangam yooyu yëpp ñu xam fu mu war a yem ah pourquoi l'islam terew ko waaye tamit xam fi nga xam ni boo demee ba ci alamul xayb nag nga xam ni yeneen loi mooy acte réalité boobu loolu rek lañ bëgg a wax mais bëgguñu wax tamit bu kenn laaj ca dara déedéet
arini kayfa tuhyil mawta Ibrahima laajte na ko wax na borom bi wan ma ni ngay dekkalee te loolu ci biir xayb la bokk wante borom bi seet na ko ne ko lu tax nga laaj loolu ba seet ko après ne ko wan ko la mu koy wan kon nag c'est important la foi, n'est-ce pas, dans ce monde non manifesté. Alors, c'est pourquoi c'est important de poser deux questions. Si on peut tout savoir de Dieu, pourquoi y croire? Si on peut tout savoir de Dieu, pourquoi y croire? Si on peut tout savoir de Dieu, pourquoi y croire? Belle question, moi, si on ne peut rien savoir de Dieu, comment y croire? Bu fekkee tamit da nga ne gëm naa yàlla waaye mënoo xam dara ci moom noo koy gëmee du am caf ka moo tax yàlla wax ak ñun am tegtal yu ñu jox ñu mën ci xam ne yàlla nekk na mu jox ñu ay melokaanam jox ñu ay turam pour ñu xam li ñu mën a xam ci moom te muy doy ci suñu dund fii ci àddina doy pour ñu mën a am texe leneen li ñu bëgg a xam ci moom lu mu ñu bëgg a xamal aljanna ni ngeen ko xamee am yeneen dimension yu muy feeñal ci moom loolu la moo tax ñaari questions yi foog naa yu am solo la. kon yonent yàlla Ibrahima wane na al iman bil ghaib parce que ci gént lañ ko waxee mu loj doomam mu xam ne gént borom bi dana fa jaarale santaaneem ci yonent yi tam ru'ya saaliha am na théologien musulman yi dañ koy wax le beau songe ah nit ki lu muy gën di sellal digganteem ak yàlla di gën di jëf lu baax yàlla di ko gën di baaxee lu muy gént muy dëgg. waaye nag bu fekkee nit ki dafa miinal boppam rek ay caaxaanu àddina ay cauchemar rek lay gént noonu tam yonent yàlla Ibrahima feeñal benn dimension bu am solo ñu ko tuddee tawhid bi rububiyya mu reconnaître la souveraineté de Dieu mu nangu ne yàlla moom rek moo am sañ-sañu santaane jaam bi li mu am mooy war a def liñ ko sant ar-rabbu ya'mur wal abdu yuti'a. Le Seigneur souverain, c'est lui qui a la prérogative de commander, de donner un ordre, et le serviteur, n'est-ce pas, se doit de répondre, d'accomplir le commandement. Yonent Yàlla Ibrahima feeñal na ko Yonent Yàlla Ismaïl feeñal na ko mooy fa lamma aslama, quand tous les deux se furent soumis au commandement de Dieu. Donc maintenant on n'est plus dans la théorie de la croyance au monde non manifesté. Je crois que le monde manifesté, non manifesté existe et Dieu vous donne un commandement, vous dites ah non mais attention, je vais réfléchir. Non. Maintenant que c'est clair que c'est un ordre venant de Dieu, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Donc leçon yi nekk foofu ci tawhid kenn xamul nu mu toll. Ismaïl ne bàyyam comme yàlla moo la ko sant defal lim la sant comme nag ci man nga koy def maa ngi ñaan yàlla mu may ma muñ ni ko borom xam-xam faram fàccee muñ ba def santaane yàlla yi muñ ba bàyyi tere yàlla yi muñ nattu yàlla yi. kon nag mbokk yi ñu bañ a juum am na ñoo xam ne bu leen yàlla nattoo ci dara rek ñu ne lan laa def yàlla nangam ak nangam fekk nattu dafa bokk ci nu yàlla di jëflante ñun te ku nekk ci ñun daf koy def ak yow te ku nekk su ñun xam na ko te ku nekk su ñun nag daf lay nattu ba nga xamee ni yaa ngi dem ba bëgg gënale leneen lu dul moom wala keneen ku dul moom mu nattu la ca lool. boo demee ma ne man dama bëgg a nekk président ministre député nangam nangam soxna si foog ma takk ko moo fi gën a taaru ci réew mi nangam a nangam borom bi xool la ba xam ne yaa ngi bëgg a gënale loolu ak ngërmandeem mu nattu la ci loolu. nga ne la pourquoi j'ai perdu ça pourquoi j'ai pas pu avoir ça benn waay bu dëgër fit na la demal fële ci ruqu Sénégal fële am na fa benn waay bu dëgër fit bu nekk benn ci benn néeg foofu yore ay béjjënam ak yooyu boo demee dina la defal loo xam ne da nga am loolu nga bëgg yàlla gërëm na ko wala déet bul poser boobu question. génnee na la ci daayiratul iman am nañ ci yàlla musal ah ñun ñuy réclamé wu ci Ibrahima nag tabaski nañ seet suñu bopp ci wàllu boobu ci wàllu tawhid boobu nañ ci seet suñu bopp bu baax a baax a baax fii ci Sénégal te tamit foofu entre parenthèses suñu jigéen ñi am nañ fa nattu lool ak ñoo bëgg seeti gisaanekat ak ñoo bëgg a xam luy xew ëllëg ak ñoo bëgg yooyu yëpp nag ndeysaan ay nit nguufaan leen alal bu dul jeex la ñuy def ci gisaanekat yooyu nga gis ndeysaan jigéen bu ne sa borom kër boo fi indee xar bu ndaw jaral na ma tas sëy bi dama fi génn samay morom rek a fi nekk samay nawle doo ma indil bi xar jigéen boobu di wax loolu tey jii doomam feebar na wala bëgg na dara jël na léegi 300 000 dem
ci benn ruq Sénégal pour seeti sëriñ 300 bi mënoon na ci jël leen daal na jëkkër bu fekkee matul am ma dolli gis nga kon nag nay seetaat bu baax ndeysaan qisasul anbiya lim ñu war a dimbalee dafa des lool. Il faut qu'on regarde très bien le récit des prophètes. Nous sommes les destinataires de ces récits. Il faut s'en approprier. dañ ci gën a jël. kon yonent Yàlla Ibrahima dafa feddali kóllëre bi cette alliance primordiale d'accepter la souveraineté de Dieu à nous faire un commandement quel qu'il soit venant de lui. alastu bi rabbikum bi borom bi génnee arwaax yépp ci gañoo yonent Yàlla Adama nit ñi war a dund yépp mu génne leen ñoo ñëpp mu ne leen alastu bi rabbikum ne suis-je pas votre Seigneur dans ce monde non manifesté et ñëpp tontu balaa yonent Yàlla Ibrahima feddaliwaat nag balaa boobu nag borom bi danañu nattu ba seet dañ koy feddali ci suñu dund fii wala duñ ko feddali ba mu nattoo Ibrahima moom mu feddali ko. yonent Yàlla Ibrahima feeñal na islam bi maanaam taat mooy ñu ne la julli nga julli waroon nga war te doo fa nekk sax di jéem a comprendre forcément lu tax nga war a war ak yooyu waaye nga xam ni nga ko war a defee feeñal na ihsaan inna kadhalika najzil muhsinin ihsaan mooy lan yoon moo ñu ko firil an ta'buda llaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay jaamu yàlla mu mel ne yàlla nga la tiim cette présence de Dieu yonent Yàlla Ibrahima loolu la def dafa mel ne yàllaa ko tiim nii mi ngi jël yonent Yàlla Ismaïl téye loxoom di dem mel ne yàllaa ko tiim nii di dem seytaane feeñu ko naan ko mais yow lan moo la dal sa doom bii nga dem ba nekk mag yàlla bu la yërëm bu baax mën na la sant lu mel nii doo seetaat sa bopp ne ko toppal sànni ko jamaraat yi parce que daal azm résolution à aller accomplir le commandement de Dieu sunu maam Adama alayhi salaam ba mu mayee nopp Iblis la juum foofu fa mu juum Ibrahima juumu fa parce que moom dafa may nopp Iblis mu ne ko non garab bi la tere yàlla day bañ nangam nangam mu daan foofu ndeysaan walam najid lahu azma la alquran wax dafa xaw a manqué détermination dans le rejet qu'il devait faire de cet ennemi aduw mubin bi ko yàlla wax demal ci taaxa Ibrahima moom xam na loolu dund ko mu ne seytaane mënumaa digal lu baax sànni ko ay xeet résolution moo tax c'est pas par hasard que mu bokk ci ulul azm min ar-rusul waaye tamit ihsaan mbokk yi du rek ci wàllu culte ci wàllu yëpp la yéen sa sal wax na ci hadith inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay de la conscience professionnelle ak a neexoon médecin bu nekk di jëfandikoo ihsaan di ñëw heure di déglu malade bi di ko toppatoo ak a neexoon ki nekk impôt domaine bañ a sonal nit ki indi ay këyitam pour terrain bul jéem a lekk xaalisam ak a neexoon borom car rapide bi tamit mu jël lu doy rek ci oto bi bañ a braqué dal ci kaw nit pour njëkkante client ak a neexoon ana ihsaan boobu fu mu feeñ ci julliti fan la feeñ ci julliti dañ koy gis nag ñeneen di ko jëfe ñu leen ciy naw waaw boo demee Japon boo demee Belgique boo demee Australie ñuy jëf ihsaan te ñoom tuddewuñ ko ihsaan ñun ñu xam ihsaan te duñ ko jëfe mbokk yi ñu jeexalee rek ci réew mi li nga xam ni imaam yi ñu ngi koy def léegi am na solo lool boo dégloo imaam yi li ñu xutba yëpp ci tabaski bi sensibiliser nit ñi c'est très important am na temps demul woon noonu imaam bi day wax dara rek ñenn ñi sax duñ ko dégg kii ñu sëlmal dem kii nii réew mi di toj ñu naan lu xew nangam léegi ilimaan yi léegi xoolal thème yi ñu jël yëpp baax na ku nekk ak ko jëlee baax na ñi sensibiliser nañ ci drogue ñi sensibiliser ci éducation mais baax na trop nañ ko continuer na tegu ci xikma rek tegu ci sagesse tegu ci discours bu baax bu positif buy defar baax na trop amul solo coow loolu nañ def xutba ci arabe loolu amul boobu solo ku def sa xutba ci arabe tamit avant wala après nga fexe ba jox nit ñi au moins résumé bi ci làkk bi ñuy dégg bu fekkee Matam la nga wax ko nit ñi ci pulaar bu dee Tamba la nga wax ko nit ñi ci bambara bu dee fii la nga wax ko nit ñi ci wolof baax na trop xaw lu tax ñun ñuy xëccoo ci yoo xam ni amul boobu doole bàyyi li gën a essentiel au comité bi ñu tëral nga xam ni voté nañ ko kon institution boo xam ne léegi bu légal la réew nag suñu bëggee mu dox dañ koy teg toujours ci yoon rek comme institution bu légal la léegi li ñu war a fexe mooy ñi nga xam ne dañ leen élire nañ xam ne population ñoo leen élire ba bu ñu fa demee ñu liggéey te yàlla tax pour intérêt population yi loolu mooy amaana loolu lañ leen war a wax population yi ñoo leen élire ñi nga xam ne kon président moo leen désigné bu ñu taxaw rek président moo ma désigné wax lu ko neex président daf la désigné pour nga doxal lu baax ci réew mi parce que bilan mooy lu baax ci réew mi kon day ko wax toujours dëgg day ko wax toujours lu baax kon loolu c'est important très important
bu ko defee nag noonu ñu gën a góorgóorlu tamit ci hygiène publique bi tabaski bi bu ne rek ñu jël suñu xar ñu rey ñi sànni der fii ñi tuur deret fii boucher fii loolu rafetul bokkul ci ihsan bi ñu wax léegi nii y a toute une économie qui doit être développée même créer des emplois autour de la tabaski lu ñuy def chaque année presque million nit di ko def xaw ma ñaata ay millions nit ñoo koy def Sénégal ñaata tête la ñuy rey. Il doit y avoir des protocoles entre les communes, les collectivités locales, pour la santé publique, l'hygiène publique, ñu ramasser der yi jël ay nit fay leen lu am solo pour que bis boobu ñu ñëw ramasser ko yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ONAS xaw ma lan fële fi ñuy defee abattoir des na. man ba ma nekkee xale ba léegi nii ni ñuy tabaskee toujours noonu la pare sànni fii lii sànni fee de war nañ ko innover gën ko rafetal naa ko li xam ñi xam yooyu nañ ciy gën a góorgóorlu allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan واجعلنا من الراشدين اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين